bu amee ku koy teel rek ab kii jox sa wàccuwaay ñu ngi ñaan suñu borom may li tudd wala ma ngi wér. salaamaaleykum maa ngi jégalu ñu si yoon bi yëpp jàpp baax ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu bu baax sëñ Mamadou Mbacke sëñ Mamadou Mbacke xaar ibnu sëñ Ibrahima Mbacke sëñ Alaaji Baare ibnu sëñ Moutada ibnu sëñ Moutada Mbacke ibnu sëñ Abibou Modoube sëñ Djili Fall bu sëñ Moudou Abdoulaye Fall ñu ngi ci jotaay bi sëñ Mame Thierno Diouf Baye Moussa Samb représentant xalifa bi ñu ngi fi soxna Yaara Mbacke sëñ Abdou Kane Baye sëñ Kane ñu ngi fi sëñ Abdou Lahad Tahir Mbacke Fadilou ñu ngi fi sëñ Khadim Abdou Lahad Moutada ñu ngi fi sëñ Cheikhouna Mbacke sëñ Mbacke Fadilou ak mboolem daayira yi ak ñi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bi ñu leen di ñu ngi leen siyaar waaye balaa ñuy tàmbali liggéey bi rek sëriñ bi dafa joxe ndigal ci ne ñu jox sëriñ Modou Thiam xam ne moom moo fi teewal sëriñ bi kër yi xam ne mooy kër sëriñ Modou sa kenn dañ koy jox mu tàmbali liggéey bi ndax loolu liggéey ndigalu sëriñ bi la su ko defee ñu mën a wéyal programme bi incha allah. lu ñu fi wax wala ñu ko moom moo ko moom xanaa gannaaw bu ñu yëkkatee suñu kàddu di sàkku di ñaan sëñ Mountakha Bassirou xalifa général des mourides di ñaan yàlla yàggal ko fi te mu wér moom boole ñu bokk sëñ Tuubaa di yëkkat suñu kàddu itam di ñaan suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Abou Mbacké Fallilou di ko ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko moom ak nga wax sëñ Fallou Mbacké gépp ak ñoom taalibe yëpp ak jullit yëpp sëriñ bi da ngi yor loo ñu jox rek waaye fii moom boo fi ñëwee fekk ñu fi ñun ci jaww ji doon bokk li ma ko waxee léegi nag yaay borom kër gi boo gëm ne yaay sëriñ Abou mooy yow fii barabu sëriñ Fallou la sañ-sañ ba fi am moom la fi am kon nag soo defee lu mel nii xam ne fii rek nga am fii mooy sëriñ Fallou te li ngay def gannaaw sëriñ Touba taxawal wax wane liggéey sëriñ Fallou moo tax nga taxaw taxawaay bi mel nii ba liggéey mel nii ne bu ma koy sottal nag ci kër gi nga xam ne bii mooy moo ma tax yëngu du ma kër sëriñ Fallou foofu laa koy sottale nga ànd ak mbooloo mi yëpp ñoo sottale ko fii te wax nga ma léegi ne ma jokkoo nga ceeb sëriñ bi te man sax wax dëgg yàlla am jàppoon naa ne sëriñ bi moom boo ñëwoon fi def ko fi da waxoo ko itam dana mel ni moo fi teew kon nag dangaa foog si kilifa rek bëgg ñoo teg ci yoon moo tax nga jaarale ko ci moom ba mu agsi ci ñun kon nag ñu ngi lay dalal sëriñ bi ci turu Cheikh Abou Mbacké Fallilou bi nga xam ne nii moo la fi teg moo la fi nekkal ak mbooleem njabootu sëriñ Fallou gi di bëgg ci lii nga def te teerale ko fii ci kër sëriñ Fallilou bëgg si nañ ci yàgg nga koo def kon nag soo ko def tey ñu ngi lay ñaanal ci barke sëriñ Fallilou yàlla na ci daje ngërëmu sëriñ Touba ñu ko ànd ñëpp ñu daje ci ngërëmu sëriñ Touba daje ci ngërëmu sëriñ Fallilou ñu tax nga ko yëngatu di ko ñaanal mboolem ñu ko àndal di ko ñaanal di ko bokk sëriñ Fallilou di ko ñaan itam ci réew mi ak àdduna bi yëpp ndax jàmm rek yéen jàmm rek moo tax da woote bi kon jàmm ji yàlla raw ci mbooloom àdduna bi yëpp raw ci julli yi ak taalibe yi kàddu gi moom day digal rek waaye ñu mën a wax ci leen mbooloo loolu mooy kàddu gi léegi ñu leen di dalal ci turu Cheikh Abou Mbacké Fallilou ak njabootu sëriñ Fallilou ak ñun taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii sow te sa njaboot gii ànd ak ñun lépp lu mos a woote kër gi itam lii la ñu ànd ak ñun taxaw ba mu mat kon nag ñoom doo mosul fi ñëwoon li leen soxla day war a fi ñun di takk suñu bi ñu ànd koog ñoom ndax lu ci mos a woote ci kër sëñ bi yebal nga leen ñëw ànd koog ñun ci seen taxawaay defar na kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ko yàlla def di barke Cheikh Mouhamadou Fall day jël ngërëm sëriñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh Dakar mooy def discours français bi anglais bi ñëw Pastef Fall daayira Xidmatul Xaadim 2005 doctorat قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. ñëpp ñu ñaanal ci maanaam ñaan bismillah. kon nañ ko teelu bu baax nag ku ci ne xam ne sa bopp moo koy defal incha allah. آمين 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 كما يقول jërëjëf Mbacke ñu ngi lay ñaan suñu borom may la gudd fan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous rendons grâce infiniment à Allah, le bienfaiteur, le pourvoyeur qui nous a donné la chance de célébrer cette 8e édition de la journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba. Prière sur son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que sur sa noble famille et sur ses nobles compagnons. Cette journée est un symbole de la reconnaissance sans limite que l'humanité entend rendre à Serigne Touba, le missionnaire infatigable de l'islam, serviteur agréé de Dieu et de son prophète, paix et salut sur lui. C'est ce qui explique que plusieurs localités du pays et d'ailleurs de l'étranger célèbrent en même temps que la cellule de Dakar initiatrice cette journée dont la dimension mondiale s'affirme d'année en année. Le thème retenu cette année par le comité scientifique est la donation pieuse pour servir le savoir. Ce thème a été proposé par Serigne Modou Mamoun Fadilou, Ibn Cheikh Mohamed Fadal Mbacké, dont nous saluons l'engagement ferme pour la réussite de cette journée. Qu'Allah lui accorde une longue vie et une excellente santé. Ces prières vont également à l'endroit du khalife général des Mourides et de tous les dignitaires mourides engagés dans l'organisation de cette journée. Nous remercions sincèrement également le comité scientifique. Alors, partant des fondements islamiques qui sous-tendent la donation pieuse, il est important de rappeler que l'islam recommande fortement les actes de bienfaisance, notamment les actes de donation pour des causes d'utilité publique, c'est-à-dire des causes qui profitent à la communauté musulmane. C'est le sens des institutions de solidarité islamique que sont la sadaqa, la zakat, le waqf, entre autres. Ces actes de solidarité font partie de l'expression de l'ihsan ou les règles de la bonne conduite. Un des meilleurs actes qu'un musulman puisse faire à l'adresse de son prochain ou de sa communauté, c'est contribuer à son éducation. Ainsi, dans le Coran, le Seigneur dit qu'il est réservé un rang très élevé aux croyants et aux savants. Selon le prophète Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, qui va à la quête du savoir se met sur le sentier de Dieu jusqu'à son retour. Toujours selon Sayyidina Alioun, l'individu le moins important
dans sa société et l'ignorant. Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans cette même dynamique en nous proclamant, je cite, « Mes disciples mourides, appropriez-vous mes recommandations, vous réaliserez alors vos souhaits et faites du savoir le préalable à tous vos actes si vous voulez arriver à vos fins. » Toujours, le Cheikh renchérit par ses propos, celui qui agit sans fonder ses actes sur le savoir agit vainement, et tout détenteur de savoir qui ne l'exploite pas est pareil à un âne qui porte un fardeau. Parallèlement, au début de la civilisation islamique, des mosquées furent bâties pour servir de premières écoles ou madrasas qui donnèrent lieu avec le temps aux premières universités islamiques, à l'image du Zeytoun et de Kairouan en Tunisie, des universités Al-Azhar en Égypte. Alors, il demeure important pour tout un chacun de comprendre la centralité du projet de création d'une université dans la stratégie de Serigne Touba. Un des desseins majeurs du Cheikh était, en fondant la ville sainte de Touba, d'en faire une cité de savoir et de science. Ainsi, écrit-il dans un de ses khasaïd, « Mon Dieu fait de Touba une cité pour la quête du savoir, pour la science et pour la guidance. » Ainsi, tous les fils du Cheikh se sont résolument consacrés à cet idéal majeur. Cela explique d'ailleurs la multiplicité des daara à Touba et dans la communauté mouride de façon générale. Ces daara parmi lesquels on peut citer Daara Mourti, les daara de Serigne Chouaïbou Mbacké, les daara de Khelcom, ont favorisé l'éclosion de grands intellectuels dont certains même ont fait leur preuve dans les plus grandes universités islamiques du monde. Mais force est de reconnaître quand même que le grand nombre de talibés formés dans ces daara n'avaient pas la chance d'aller à l'extérieur pour des études universitaires. C'est dans ce sens qu'a été initiée en 2006 l'université privée Cheikh Ahmadou Bamba de Touba sous l'égide de Serigne Mamour Mbacké Mourtada avec la bénédiction du khalife d'alors Serigne Saliou Mbacké. Cette université venait ainsi parachever le cycle de formation des écoles Al-Azhar de Serigne Mourtada Mbacké. Cette université, inaugurée en mai 2018 par l'actuel khalife Serigne Mountakha, reçoit aujourd'hui plus de 2000 étudiants avec plusieurs centres universitaires. Marquant alors son engagement ferme pour le savoir, Serigne Mountakha Mbacké a lancé le 5 décembre 2018 le grand projet de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim qui vient en appoint de l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Ndam. Concernant le cursus de formation prévu à l'université, le plan de formation prévoit un premier niveau de formation dominé par l'enseignement du Coran et de la Charia et toutes les disciplines scientifiques et littéraires requises pour obtenir le baccalauréat. Les bacheliers y seront alors autorisés d'intégrer ce cycle universitaire qui a été porté aux normes standards internationaux de l'enseignement supérieur, communément appelé système LMD. L'université Cheikh Ahmadoul Khadim est désormais le plus grand projet de la communauté mouride sous l'égide de Serigne Mountakha Mbacké. Son coût est évalué à 37 milliards de francs. Que désormais tous les disciples mourides se mobilisent davantage pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Serigne Mountakha lui-même nous invite à faire de ce projet la priorité des priorités quand il nous interpelle en ses propos émouvants. Que ce projet ne touche jamais terre. Un euphémisme qui signifie qu'actuellement, notre plus grande obligation envers Serigne Touba est de réaliser ce projet. Qu'Allah nous aide à faire partie de ceux-là dont les efforts permettront la réalisation de l'université Cheikh Khadim. Jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba. En guise de synthèse par rapport à la thématique traitée, nous pouvons retenir que Cheikh Ahmadou Bamba s'est évertué à faire du savoir la clé de voûte du mouridisme. En témoignent ses innombrables écrits dans tous les domaines, religieux, scientifiques comme sociaux. Ses fils et chers ont porté le flambeau de la pérennisation de ce savoir. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que l'humanité profite de ces œuvres de Serigne Touba et il n'y a pas meilleur vecteur de partage du legs de Serigne Touba qu'une université répondant aux normes internationales. Ce projet gigantesque interpelle alors encore une fois l'engagement de tous les disciples mourides et nul doute que nous relèverons avec brio ce défi, car Serigne Touba dépasse pour nous qui sommes ses talibés toute autre valeur ou richesse. Jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba. Bismillahir Rahmanir Rahim.
We are sending our warm greetings to Sheikh Muhammad Murtala Mbake and pray God to grant him a long life and health. The same prayers are going to Sri Modi Mamun Mbake, to his brothers, sisters, and all the community. Today, the Murid community all around the world is celebrating Sheikh Ahmad Bamba through gratitude, praise, zikr, and recognition. This year, which marked the 8th edition of this international day, is also celebrated in countries such as the United States, France, Italy, Sweden, and also some part of the American continent. This year's topic, the pious donation to serve knowledge, would have undoubtedly been among the most important themes favored by Sri Tuba Ahmad Bamba due to his long-lasting dedication to scholarship and also the culture of hard work, tarbiyah, and tarhiyah, which is all about applying learning and work ethic. As he reported, being a murid is also about one's awareness of the importance of education, learning, dedication, and hard work in the way to reaching God, the Almighty. Here, we have to understand that the Muridiyah is not a tariqah or brotherhood as some people would want to make us believe. In Ahmad Bamba's work, the Muridiyah is simply a way leading to God that can only be reached through one's piety and devotion to the teaching of Islam and the Muridiyah. I'm very grateful to be associated to this event, and also indeed born around 1853, Ahmad Bamba acquired from his youth a very strong reputation of learning and piety. Even though he was promised a position of Hadi or Judge by Lajor, who was the king of pre-colonial Kajor, he declined that offer to devote himself only to the teaching of Islam and the Prophet Muhammad. His piety, non-interest in mundane affairs, and commitment to the Prophet Muhammad widely contributed in his earning of the appreciation, attention, and respect of all Senegalese who came to be identified themselves as part of the Murid order. Ahmad Bamba promoted a pious devotion to the teaching and laws of the Quran, and his focus was also about encouraging Muslims and Senegalese people to develop and promote an ideology that is based around tarbiyah and tarhiyah. Work as you will never die, and pray as you will die tomorrow. This has always been the Murid ideology and Ahmad Bamba's main philosophy. In all of this teaching, what stands out the most is the Murid's ability to develop a knowledge, a way of life, a philosophy that is based on his or her engagement to the teaching of Islam and Ahmad Bamba's ideology. For Ahmad Bamba, the Murid project is all about building strong personalities and references for all the Senegalese society and Muslim society as well. This year, the theme is about the pious donation to serve knowledge, a topic that was proposed by Sri Modi Mamun Mbake, who is the son of Sheikh Muhammad Fadal Mbake. Is actually framed around the ideal surrounding the Islamic foundation. Indeed, Islam is a religion that strongly recommends acts of beneficence that do not only include gift and donation for causes of public utility, but also engage the whole Ummah and the Muslim community. This is the meaning of the institutions of Islamic solidarity that is organized around zakat, sadaqat, waqf, and so on. Indeed, one of the most important acts that a Muslim can perform for his or her neighbor is to contribute to his or her education. And God has promised, actually
to reserve a very high rank and place to scholars and believers, ulamas, who are working to spreading knowledge. Following this Islamic tradition of learning and God's recommendations, the Shaykh instructed his disciples to keep searching for knowledge and make it the prerequisite for all their actions if they intend to achieve their goals. The Shaykh added in one of his Hasidah, "He who acts without basing his acts on knowledge acts in vain, and any knowledge holder, scholar, ulama, who is not making it useful to the society is likely a donkey carrying a burden." In the beginning of the Islamic civilization, Muslims first witnessed the creation of mosques, which also serve as madrasas and also schools. This actually later allowed for the creation of Islamic institutions in Zaytun and Kairouan in Tunisia, and also in Al-Azhar in Egypt. Regarding the Muridiyah, Shaykh Ahmad Bamba created the holy city of Touba with the firm intention to make it a city of knowledge and sciences. Thus, he writes in one of his Hasidah, "May God make Touba a city for the quest of knowledge, for science and guidance." Following this teaching, his son and disciples created major learning centers in Darul Mufti, Alimul Kabir, Khalqam, Darul Manan, and so on. And these have also produced great intellectuals, and some of them have proven their knowledge and been teaching in some of the world leading Islamic universities. It is very important to also mention that the large number of the Murid disciples trained in this Dar Tarbiyah, which is the Murid traditional schools, did not have a chance to travel and study abroad. In this dynamic of promoting learning and Islamic education, Sri Mamun Mbake, son of the tireless missionary of Bamba, Sheikh Murtala, initiated in 2006 the founding of Sheikh Ahmad Bamba University of Touba, and engaged with scholars teaching in universities all around the world, such as Columbia University in Harvard. I want to mention by this Loman Bashidai and Mohamed Youth. In 2018, the current Harif of Sheikh Ahmad Bamba, Sheikh Muntaha, may God grant him a long life and health, initiated the Murid's biggest project with the creation of Sheikh Khadim University, a university that is worth 37 billion francs, which is about 65 million US dollars. The teaching plan for this university provides a first level of training that is dominated by the teaching of the Quran and the Sharia, as well as sciences and disciplines regarding arts and humanities. All these disciplines are required for students to first earn the high school degree or baccalaureate that will allow them to later enter the university cycle, which has been brought to international standard, matching the Senegalese system of higher education. The project is still going on and is funded by all the Murids, who have been called to each contribute to about 37 francs, which is roughly 70 US dollars. In Sri Muntaha's work, this is the Murid's greatest obligation to Sri Touba that has to be completed. Like the legal or the obligation to build the great mosque of Touba, the creation of this university will also serve as a platform that will help improve learning and above all promote the Murid as the Murid's ideal and Sheikh Ahmad Bamba's dedication to the teaching and learning of Islam. This is the goal and also the obligation to create this university project is actively engaging the Murid from all over the world. Jërëjëf Sëriñ Touba, jërëjëf Sëriñ Touba. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قبل الخوض فيما هو الغرض سوف نقدم كلمات الشكر والتحية والتقدير
رائد الجلسة أو قائدها الذي هو بمثابة الخليفة العام العالم العلامة الشيخ مامون فاضل. كما أنني أيضا أشكره غاية الشكر لأن فباقتراحه تم اختيار هذه الموضوع المهم الذي هو في وضعها. ثم أحيي حضور الكرام أصحاب المعالي والسعادة باسم الشيخ مامون فاضل بأفضل التحية وأطيبها وأزكاها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه شم العوالين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. فبعد، أيها المريدين والمريدات، من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها الصدقة الجارية. وحمل قدماء العلماء الصدقة الجارية على أنها تعني الوقف، وصنفوا الوقف ذاته في باب مكارم الأخلاق، إذ نظرة الإسلام إلى الأخلاق نظرة عملية ترجمها التصرفات والسلوكيات الحسنة. وأعلى مراتب التصرف الحسن والسلوك القويم هو جلب المنفعة للآخرين ودفع الضرر عنهم. ومن أعظم المنافع وأشرفها قدرا جلب العلم وإزاحة الجهل. دل على ذلك كثير من آيات الذكر الحكيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ويؤثر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: أقل الناس قيمة أقلهم علما. وهكذا أكده الشيخ الخديم في منظومته جالبة الغرور: هاك وصيتي يا مريد تحوي بها جملة ما تريد، فقدم العلم على كل عمل إذا أردت أن تفوز بالأمل، إذ كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا، ومن حوى علما وليس يعمل به فإنه حمار يحمل. أيها المريدين والمريدات، لهذا ولغيره مما هو في معناه من توجيهات القرآن الكريم وسنة النبي والتقى والصلاح، كان المتصدقون بالأوقاف هم رعاة العلم. فكان المسجد هو المحضن الأول لنشأة المدارس التي تطورت عن حفلات العلم المفتوحة، واعتمد المساجد اعتمادا شبه كامل بالأوقاف. ومع تطور مدرسة المسجد وأصبحت تشبه الجامعة من حيث تعدد التخصصات العلمية وكثرة الطلاب وتنوع انتماءاتهم المذهبية والجهوية، بعد أن كانت المدرسة تقتصر غالبا على تعاليم المذهب الفقهي الواحد أو فرع واحد من فروع العلم، امتازت العلوم والخدمات التعليمية التي قدمتها مدارس المساجد إبان إظهار الحضارة الإسلامية بأنها كانت ذات مستوى رفيع في مقرراتها ومناهجها. ولأهمية التجربة التاريخية لمؤسسة العلم وتطورها على هذا النحو في الحضارة الإسلامية، أكد العلماء المؤرخون على أن التطور السلمي التعليمي من الكتاتيب والمدارس في رحاب المساجد إلى الكليات والجامع في رحاب الجوامع الكبرى مثل القرويين والزيتونة والأزهر وقرطبة وغيرها من الجوامع الأخرى. وكان من بين أهداف الشيخ القديم رضي الله عنه في بناء مدينة طوبى المحروسة كونها مدينة علم وتعلم وموضع الفكرة والتفهم، كما دعا الله ذلك في قصيدته مده الفوزين: واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم.
فاستجاب الله تعالى دعاءه على أيدي أتباعه وخلفائه الذين لم يقصروا جهدا في السعي لتحقيق هذا الهدف السامي كالتعليم في المحضرات وفي المساجد والكتاب. وبتاريخ 16 من شهر مارس سنة 2006 تم وضع الحجر الأساسي بجامعة الشيخ أحمد بامبا من قبل الشيخ مامور مكي مرتضى بحضور رسول الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ الحاج بار مكي فاضل، وذلك استمرارا لأنشطة مؤسسة الأزهر الإسلامية التي أسسها والده الشيخ محمد المرتضى رضي الله عنه. ونظرا للحاجة الماسة إلى هذه الجامعة بسبب عدم تمكن الكثير من حملة الشهادة الثانوية مواصلة دراستهم الجامعية إلى الخارج نتيجة الظروف الدولية المتغيرة أو لأسباب أخرى، تم تدشين أولى كلية الجامعة المتخصصة في العلوم الدينية والإنسانية والحضارات المعترفة من قبل الحكومة للسنغال بتاريخ 2 من شهر مايو سنة 2018 بطوبى دار عالم الخبير تحت رعاية الشيخ مامور مكي مرتضى على يد الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه. ومع ذلك تتكون جامعة الشيخ أحمد بامبا حاليا من مجموعات من الكليات والمراكز الجامعية والمعاهد العليا والمدارس الخاصة تضم أكثر من 2000 طالب وطالبة. بتاريخ 5 من شهر ديسمبر سنة 2018 تم وضع الحجر الأساسي لجامعة خادم الرسول في مدينة طوبى، من حيث أن الجامعة تعني بتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغوية من مرحلة التحفيظ إلى المرحلة الجامعية مرورا بنظام المجلس الأصيل. وعلى هذا يكون الجامعة معهدا لتحفيظ القرآن الكريم، مجالس تعليمية تعليما جامعيا يتكون من 3 وحدات للتكوين والبحث. وتعتبر هذه الجامعة من بين أكبر المشروعات التي أطلقها الخليفة الحالي الشيخ محمد المنتقى أيده الله ونصره. كما تدور الإشارة إلى أن الجامعة كلفت 37 مليار فرنك سيفا. ولذلك أيها المريدين والمريدات، هذه هي المشروعات بين أيديكم، فكل من رفعها يرفعه الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فختاما نستخلص ونذكركم فضائل الإنفاق في سبيل الله من أبيات الشيخ القديم رضي الله عنه: فضائل الإنفاق والتصدق كثيرة جدا على المتفق، وحيثما تصدق الإنسان حفظه من البلاء الرحمن، وكل ميتة بسوء يحصل كمثل إصرار وظلم يعمل، وكالقنوط وكقطع الرحم وبغضة الموت وسوء المقتل، فاعلها يجلس في ظل لها قبل قضاء الخلق عظم شأنها، وأنها بها تداوى المرضى وتغفر الذنوب نعم القرضى، تطهر المال وتدفع البلاء وكل أمراض، وفيها يجتلى إدخال خير وسرور ثبت على قلوب المؤمنين يا فتى، وسعة الرزق وفيها بركة مال والأمن من جميع المهلكة، فيها اغتنامنا دعاء الفقراء مع المساكين لمن قد صبر. ونسأل الله العون والعافية لخليفة الشيخ محمد المنتقى لإتمام هذه المشروعات الكبرى. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ziara bi kilifa jotaay bi muy Serigne Modou maam bu seen Fallou nga xam ne tey moom moo fi toog toogaayu Serigne Touba ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu yàgg ci lool te ànd ak wér ba yéen yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba mu mottali ko. comme ni ma koy waxee chaque jour rek moom dundal gi dafa am solo lool ci yoon murid, kon mbaa ki yàgg ci lool te ànd ak wér. xanaa ñu nuyu ñëpp rek ñu fi teew ñëpp ñu fi nuyu te teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu
ci turu kilifa gi sëñ Modou Mamoun di tàmbali discours bi rek ñu tënk ko ci kàllaamay Kocc Barma ginnaaw bañ sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ne dafa bokk ci taaru islam ak ci ay tedd ngaam lu ñu tuddee sadaqatu jaariya. sadaqa jaariya nag bu ñu ko waxee lu ñuy tekki mooy nit ki dund am na alal am na lu mën a liggéeyal yàlla mu def ko fi daal ko fi bàyyi ngir ne saa soo xamee ne dem na fi jóge ci loolu mu daan def ci lu baax mel ne tabaxoon jàkka wala mu tabaxoon ab kër wala yu mel daal koy def jagleel ko yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala loolu tiyaaba ji lépp lu ñu koy def rek daf koy fekk maanaam ci bàmmeel loolu la ñuy tuddee sadaqatul jaariya. sadaqa jaariya moomu nag borom xam-xam yi ñoom dañ koy tuddee waqf ñu jël waqf moom noonu daal koy boole ci jikko yu baax jikko yu tedd ngir ne islam moom dafa gis ne jikko bu ñu ko waxee ay jëf la jëf yoo xamee ne ni dañ koy wane ci anam boo xamee ne ni ci anam bu rafet la. dañoo gis ne jëf yi ci gën a kawe da gën cee màgg moom mooy chaque jour ngay xëccal nit ñi njariñ waaye chaque jour nga leen di jëriñoo lool te bu ñu xoolee njariñ bi yi ëpp njariñ te ëpp ci solo maanaam moom mooy fexe ba réer daal di jeex waaye nit ñi daal di jàng daal di xam-xam. wax yooyu nag di koy tegtale ci alquran karim ak ci wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci waxu gaa yu baax yi bari na lool waaye dañ ci tudd yenn ci ay aaya rek muy suñu borom subhanahu wa taala wax na ne gaa yi nga xam ne dañoo gëm ba pare nekk ay borom xam-xam suñu borom da leen yëkkati ay daraja waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamee ne nii yaa ngi génn di sàkku xam-xam te yaa ngi ci yoonu yàlla ba keroog ngay dellu si. waaye tuxal nañ ci wax imaam Ali radiyallahu anhu mu wax ne ki nga xamee ne ni moom moo ëpp valeur ci nit ñi moom mooy ki ëpp ñëpp xam-xam waaye ki nga xamee ne ni moom moo gën a néew valeur ci nit ñi mooy ki nga xam ne moom moo ci gën a néew xam-xam. ci biir loolu Serigne Touba radiyallahu anhu ñëw di feddali wax jooju di wax ne yow murid bi jëlal lii mu nekk sama ay ndénkaan saa soo xamee ne ni jëfe nga ko dana nekk njëriñ lu am solo ci yow. Serigne Touba nee na nga jiital xam-xam ci lépp loo xam ne yaa ngi koy def saa soo xamee ne li ngay bëgg bëgg kaa jot ndax képp koo xamee ne ni dafay jëf te li muy jëf am na xam-xam jëfam yëpp day mel ne poussière boo xamee ne day naaw waaye képp koo xamee ne ni am na xam-xam te du ko jëfee dafay mel ne mbaam boo xam ne dafa sax ay téere di dox. mbokk murid yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen xamal ne liñ fi tudd lépp ci ay ayat alquran karim tudd ko fi ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ko fi ci wax yi gaa yu baax yi loolu lépp maanaam taxoon na gaa yu baax yi maanaam daan saraxe daan jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla. ñoo xam ne jamono yooyu ci commencement l'islam daan nañ tabax ay jàkka ci biir jàkka yooyu noonu moom moo nekkoon ay daara yoo xamee ne ni dañ fa doon jàngee nit ñi daan koy ñëw di fa jàngee nga xam ne da ngay ñëw doo jàng te doo fay dara mën nañoo wax ne sax cosaanu université maanaam ci biir jàkka yi ci la jógee bi jàng bi amee ci biir jàkka ji dem am continuité lool nga xam ne dem na ba spécialité yi daal di bëri lool étudiants yi bëri maanaam daara yi commencé bëri ku ci mel ni mazhabu Malik mazhab Ahmad ibn Hanbal mazhab imam Shafi'i loolu daal di dem ba bëri lool nga xam ne ci biir jàkka yi sax hadis rek lañ ko doon jàng ak alquran amul woon benn mazhab bi yëpp ci demee ba yaatu bu mazhab yi commencé génne du sukkandiku ci loolu lenn ci borom xam-xam yi nga xamee ne nii ay borom xam histoire lañ saxal nañ ne maanaam avancement bii ngeen gis ci maanaam ay daara yu kawe moo xam ci université wala yu ni mel mi ngi jógee ci biir jàkka yi maanaam daal di jëm ci biir université yi comme loolu rek mën nañ cee jël exemple ñu tudd ci université bu Zeytoun nga xam ne moom moo nekk Tunisie ñu tudd ci université bu Azhar nga xam ne moom moo nekk Égypte ñu tudd ci université bu Courtois bu nekk Souris ak yeneen yu bokkut ak yooyu ci yeneen université yoo xamee ne ni maanaam ñu ngi ci àdduna bi. te it Serigne Touba radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ay objectif am maanaam li mu doon bébét maanaam mu daal di def Touba mu nekk dëkk boo xamee ne ni dëkk xam-xam la waaye mu nekk dëkk boo xamee ne dañ fay xalaatee waaye dëkk boo xamee ne ni dañ fay jubbantiwaatee ba tax na loolu sax
maanaam ñaanoon na ko ci ak dundam ci xasiidatu Matlabul Fawzayni moo waxoon ne yow sama borom maa ngi lay ñaan yàlla nga def sama dëkk bi mu nekk bërëb boo xam ne dañ fiy sàkkoo xam-xam waaye bërëb boo xam ne dañ fiy xalaatee waaye it bërëb boo xamee ne dañ fiy déggee mu nekk it bërëb boo xam ne dañ fi jubale ay nit di fi xamle di fi jubbantee ay nit waaye di fa déggale ay nit loolu nag ñaan boobu suñu borom subhanahu wa taala nangu ma ko ci ñi nga xamee ne nii ñoom ñoo ko toppoon waaye ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo ko fuutu woon maanaam ci ak njabootam ñooñu noonu nag mosuñoo dañ mukk chaque jour di jéem a atteindre objectif bu sëñ boobu di jéem a eggal yi sëñ bi loolu nga xam ne moom la bëggoon nga xam ne sax buñ xoolee jàngat bi ci def jumaay Tuubaa ji maanaam taxawaloon nañ fa am majaalis nga xam ne dañ doon sàkku xam-xam kii ko jiite woon nekk sëñ as jaaxle ñëpp xam ko waaye nit ñi ba tey buñ demee ci daara yi du ci mel ne daara sëñ Chouaïbou du ci mel ne daara Mouhty nga xam ne tey jii am na ñoo xam ne ay doctorat lañ ñoo xam ne gën nañ demoon nañ ci jàngi ci réew naa ne yow seen doctorat ñibbi si waat ci dëkk yi ci daara yooyu lañ amee niveau ba génn mën a dem jàngi bu sukkandikoo ci loolu it ci maanaam lu toll ci 16 mars 2006 Serigne Mamor Mbacké Mourtada teg na première pierre ci université Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bi muy teg xeer boobu nag ñu ko tegee ci teewaayu Serigne Alhaaji Bara Mbacké Fadal jamono yooyu Serigne Saliou moom moo nekkoon xalifa bi waaye Serigne Mamor bi muy teg xeer boobu noonu liñ ci bëggoon rek moom mooy fexe ba eggali li nga xamee ne ni moom la Serigne Mourtada tàmbali woon ci ay école nga xam ne nit ñi ñu fa jàng waaye demoon na ba gis na nit ñi dañuy gis dañuy jàng ba am xam-xam ba jàng ba am bac waaye saa suñu amee bac duñ mën a àggale seen jàng mu kawe parce que amuñu fii ci Sénégal ay université arabe waaye amuñu ñenn ñi amuñu ay moyens yoo xamee ne ni mën na leen a permettre ñu daal di jëlee jàng loolu moom moo sabab ñu daal di teg université Cheikh Ahmadou Bamba boobu noonu ñu tegee woon ko ci Touba daara Alimul Xabiir université boobu nag yàlla def na ba yegg Serigne Mountakha mii nekkal Serigne Touba radiyallahu anhu moom moo ko def ubbi ci loxoom ci le 2 décembre ci atum 2018 ci atum 2018 maanaam ci le 5 décembre ci la Serigne Mountakha radiyallahu anhu hafidahullahu wa ra'ahu ayyada daal di teg première xeer ci université Cheikhul Khadim université bi nag dañ koy tuddee mu jamaa Cheikhul Khadim ngir ne dafa dajale lu bari ci biir daara jooju ñu woon Serigne Mountakha tabax dafay nekk loo xamee ne ni dañ koy jàngi alquran ba mokkal jàng ko ci ay jàng yu wute waaye boo paree da nga mën a jàng da nga mën a bind li nga xam moom mooy alquran ba pare dafay am majalis jàngu majalis xëy na ñi jàng arab danañ ko xam maanaam dafa am ñaari façon jàngin comme ñi nga xamee ne ni exemple dañoo jaar ci daara bi buñ jógee ba mokkal alquran dañuy jógee ci daara bi waaye dañuy dem jàngi majalis ki lay jàngal nga koy toog ci daara bi day toog bu toogee yow indi sa téere toog ngay am loolu waaye dafay am tamit université nga xam ne boo demee ba am bac te da koy mën a dugg daal fay eggal sam njàng mu kawe nga xam ne da nga fay amee licence amee fa master waaye da nga fay amee doctorat université bii nag maanaam mu bokk ci projet yi nga xamee ne nii bokk na ci projet yi gën a mag yi nga xamee ne nii Serigne Mountakha radiyallahu anhu woote na ko nga xam ne liggéey bi li koy taxawal dafa toll ci 37 milliards kon Serigne Modou Mamoun tànnoon thème bi ñu waxaale ci mbokk taalibe yi yëpp ñu ñëw jël seen alal jël seen lépp maanaam def ko ci lii nga xamee ne ni moom la sëñ Mountakha woote ayyadahullahu wa nasara loolu nag maanaam mu ciy soññee rek daan ne def ci lu baax lu am solo la te it bari na ay njariñ lool si biir njariñ yooyu noonu bu daal ci wax daal di wax ne Serigne Touba daa wax ne si Masaalikul Jinaan mu ne ngëneel def ci yoonu yàlla bari na lool nga xam ne saa soo xamee ne ni nit ki jël na fi alalam daal koy def ci yoonu yàlla suñ borom dana ko musal ci lépp loo xamee ne ni balaa la waaye suñ borom dana ko musal ci lépp loo xamee ne ni dafay waral déegu ñaaw nit ki ñuur ci ay bàkkaar nit ki jéggi dayoo ci lu bon waaye nit ki naagu ci yërmaande yàlla waaye nit ki doog ak mbokk bu fekkee nit ki day def lu baax yàlla suñu borom dana ko musal ci loolu lépp nit ki nii ba tey yàlla dama ko musal ci dee koo xamee ne ni dee bi bette na
képp koo xamee ne da ngay def te yàlla rek tax jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla lu ci mel ne université bi maanaam Serigne Touba wax na ne suñ borom dana la keral yawmal qiyaama bis bi nga xamee ne ni dañuy taxaw 50,000 sana di xaar yàlla di àtte ñu def yëpp nga xam ne dañuy wàcce jant bi ba mu jege nit ñi lool képp koo xam ne dañ faa taxaw lu fa waay def ci sa ñàkk wala loo mës a def ci kon rek bu ñu wàccee jant bi sa ñàkk noonu lay toll bu ñu demee ba yow bu dee da ngay def lu baax suñu borom dana la keral ba loolu yàlla dana ci musal def lu baax te yàlla rek tax dana saafara maanaam jàngoro waaye dana tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala daal lay jéggal waaye def te yàlla rek tax maanaam dana laabal sa alal tey dana la jëndal lépp loo xamee ne ni jàngoro la waaye dina def sa diggante jaamu yàlla yi maanaam ñu bëgg la ñu daal lay sopp waaye dina def mbégte ci diggante nit ñi def te yàlla rek tax dana yaatal wërsëg waaye dafay barkeet ak alal waaye dana aas alal ci lépp loo xamee ne ni daf koy gàllankoor def te yàlla rek tax dina ci nangoo ñaan nit ki nga xamee ne ni dañ kaa fekk mu sonn amul dara nga jël sa alal daf ko koy jox saa su la ñaanalee ñaan boobu bokk na ci lu ñuy nangu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla kattanal Sëriñ Muntaxa dimbali ko guddal fanam wéral ay jëram ba yéene yi nga xamee ne ni moom la am ci naan ko liggéeyal Serigne Touba yàlla kàttan na ko moom ay gërëm ko ñu wàcc foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. ci jotaay bi kon xam naa dañuy wéy nekkal rek Serigne Touba ak yàlla Serigne Touba ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba ak bindi fi Serigne Touba ak yàlla da koy jaamu tënk naa ko léeg-léeg ba tey jaamu boo xam ne kenn mësu ko jaamu gu ni mel Serigne Touba ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da koy liggéeyee liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéey te kenn dootu ko liggéey Serigne Touba ak bindi fi dañuy jariñ góor ak jigéen mag ak ndaw jinne ak malaayika ak jamaat ak bay xayawaan ak lépp ci yam kon ñetti relation rek moo fi nekk sa day laa xam digganteem ak yàlla da koy jaamu alaqatul ubudiyya digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy liggéeyee alaqatul xidma digganteem ak bindee fii dañuy jariñ yoo xam ne kenn mosu ko jariñ digganteem ak yàlla moo wax ne ibadatuna faqat ibadati ghayrina jaamu gi ñuy jaamu suñu borom kenn mosu ko jaamu ko ni mel te kenn dootu ko jaamu itam moo ko bindal boppam danañ cee wax lu bare digganteem ak sallallahu alayhi wasallam da koy liggéey boo xam ne kenn mosu koo liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal itam man danna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu dannahu bi anniya alxadim bima wana an mislihi kullu xadim dama koy liggéey boo xam ne kenn mosu koo liggéeyal te ku jot ne da nga ko liggéey bu ne mel ndax naa sa njort kon liggéeyal yonent rek la fi nekk sallallahu alayhi wasallam liggéey bu kenn mosu liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal te loolu moo ko bind te du bindantu xam na li muy wax xam na li muy wax xam na ci muy wax digganteem ak bindeef yi dañuy jariñ kon fa durru wala war na fon jaay lépp Sëriñ Tuubaa jariñ la te amul dara ci loolu kon sant ko ñëpp la war xanaa te dañu yàlla baaxee ñu koy def dañoo war a sant yàlla baax xam ne lu ñu yàlla baaxee la waaye ku yëgul ñëpp ko war a sant kon bu ko defee alhamdulilah rabbil alamin la jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sëriñ Tuubaa war naa daj àdduna gépp te dana gën a daj àdduna léegi li fi nekk diggante bi ay tolluwaay rek waaye danañ dem ba xam ne sëriñ bi kenn du moom te léppam njariñ la te kon foo mën di nekk ak loo mën di bokk nga boole ci sëriñ bi danañ yokk rek waaye du wàññi dara sëriñ bi njariñ kese la te nit ko ànd ak sa xel doo cof sa njariñ nit ko ànd ak sa xel doo bàyyi sa njariñ nit ko ànd ak sa xel doo négligé sa njariñ kon ñun ñëpp bu ñu yàlla dimbale ñu ciy yëngu ci lii dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax tey ñaan mu yàgg lool te yàlla def jàmm ci réew mi def fi ay xéewal def fi kaaraange def fi mucc def te nawet bi ñuy jublu ndax Sénégal réewu mbay la nawet bi ñuy jublu yàlla def ñu dugg ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin te dara ci lor bañ cee am te lépp nekk njariñ nawet bu teel bañ a coos bañ a sëcc ci barke borom Touba ñu ngi sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant di ñaan ñu teewee ko at yu bari lool yu ànd ak mucc ak wut xéewal di sant presse bi ndax presse bi rek foog ñu am mention spéciale ndax yëf yi àgg na foo xam ne presse boo ko fa àggale moo xam presse online en ligne la wala presse écrite wala presse filmée wala ak fu ñu mën di jógee moo xam presse privée la moo xam presse publique la ndax ñooy ñi nga xam ne ñooy jot liggéey bi te jamono yi ba ñu fi tasaaroo ci àdduna si ba réew yu bare di ko def kon gàcce ngalaama presse bi leen sant leen gërëm tey ñaan li yàgg loolu yàlla yokk leen kenn ku nekk fa muy liggéey fa muy yëngoo ñu yàlla defal ko fa jàmm defal ko fa yokk defal ko fa ak mucc ba mu am ay organe de presse yu daj àdduna sépp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant daal du weesu sant gërëm du weesu sant gërëm ñaan du weesu ñaan kon nañ delloo lépp sëriñ bi
te sant mbokk yi teew yu baax yi fi teew mbokk yi ku ne bu ñu la mënoon tudd sa tur dañ la tudd sa tur waaye nag bu ñu nee ñëpp rek ñëpp gi kon jërëjëf jëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba yal na ko fekk at yu bari lool barke borom Touba jërëjëf. waaw dañuy jul door jóg waaw te li gën a neexate ci waxtaan bi mooy ni ñu ko defee continuité nga xam dañ ko tàmbalee ca njàngaleem sëriñ bi ni ko sëriñ bi tànkee ci alxuraan ak sunna ak bindi sëriñ bi ba noppi actualisé ko ci la xew mooy li nga xam ne mooy programme bi sëriñ Mountakha tëral ak ndigal li mu joxe ak la ci sëriñ taxawaay yu rafet yi ca tàmbalee Cheikh Abdoul Moustapha Cheikh Abdoul Fadal Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Saleh Cheikh Modou Moutada njaboot ak Sëriñ Tuubaa yëpp ak Cheikh su mag Cheikh Souhaïbou daara yi def nga xam lépp nañ ne benn continuité bi la kon nag loolu ba tey vision la bu am solo boo xam ne dañ ko war a gis mbir mi xam ne Sëriñ Tuubaa kenn la Sëriñ Tuubaa lenn la ku ne da nga jàpp fenn rek waaye liggéey benn liggéey bi la ndax ñoo ñëpp ku ci ne boo demoon daara ñuy jàngale mel jàngale bi la mel doxalin bi la benn jublu gi la mooy tasaare xam-xam te sëñ bi waxoon na ko ñëwoon ne inni ilal ilmi wal amali zo arabi wali taaddubi suqhaali wa kamilani kenn noonu yem bi siiw ko xam-xam rek laa bëgg ak liggéey kon bu ñu demee ci wàllu xam-xam day loo xam lu mënta ñàkk la te àdduna dox ba àgg ca te it xam-xam suñu mag du baax jaba ko Cheikh Abdou Mbacké xam-xam xaw ma bokk ci moo tax li ñuy def variété ko wax fi langue yu bare bare loolu rek la jublu pour wane sëñ bi am na lu nekk sëñ bi négligé wu dara ndax xam-xam xaw ma bokk ci te it am na borom xam-xam yu wax ne ku analphabète ku mënta jàng dëgg ci àdduna si du ko mënta jàng wala mënoo lire déedéet mu ne ki mënta jàng analphabète ki mënta mooy ki mën a dégg benn làkk kon làkk yi dañ ci war a dégg lu bare bare ndax mooy war a jokkoo gi mooy gën a war a saari mbirum sëñ te maam Thierno radiyallahu anhu tedd ma ne waxoon na ne mu di dëgg dégg wolof kon nag ba nga xam ne yoon yi fa mu jëm ak doxub jom bi des na àggagu fa kon ñu ñuy wax wolof di jéem a tab na bi waxee wolof ay murid lañ waaye dina am ñeneen ñuy ñëw ñoo xam ne duñ dégg li ñuy wax te ay murid la ñuy doon yàlla nañ ci àgg jàmm dañ fekk fa ci barke borom Tuubaa jërëjëf jëf fa daawaana alhamdulillah